mooy permis de conduire ëtt ndaw ñi ngi ci def lu am solo ëtt ndaw nag ñu ngi liggéey réew mi ñu ngi jàppale askan bi ñu ngi pour Sénégal jëm ca kanam. Sénégal en général même politique bu ñu demee ci ndaw ñi wala organisme yi en général bu ñu demee ci ndaw ñi dañuy dem defar ay message yóbbu ko du ñuy déglu ndaw ñi pour ndaw ñi wax leen véritablement seen i bëgg-bëgg ba tax na ñun dañ leen ne effectivement balaa ñuy engagé gars yi nag kilifa yi ñëw nañ. kooku mooy Amadou Ba. mais ñëpp jóg taxaw. monsieur le ministre Amadou Ba. teeru léegi sunu invité yi ñu nuyu sunu yaay Adja Pauline ñu ngi lay nuyu bu baax yaa booy honneur aux dames sunu yaay la duñu taxaw di ñu sagal fu ñu toll jërëjëf yaay booy. monsieur le ministre Abdou Karim Fofana nuyu nañ la monsieur le ministre Amadou Ba ñu ngi lay nuyu Omar Ba ñu ngi lay nuyu bu baax a baax DC ñu ngi lay nuyu sunu frère sunu xarit ñu ngi lay nuyu waaye ëtt ndaw ñi ñun dañ ñu ay ndaw lañ. Monsieur le ministre, quand la jeunesse parle à la jeunesse, elle s'écoute. La jeunesse doit parler à la jeunesse. Aujourd'hui, vous voyez, nous, quand on parle, on s'entend. Bu ñuy waxante dañuy déggante ay ndaw bu ñuy waxante dañuy déggante. La parole à la jeunesse tey ndaw moo mën a faj jàngoroy moromam loolooy waral ëttu ndaw ñi tey bëriwul duñ ci sori ci kàddu yi ndax temps bi xat na. waaye dañ leen di waxal rek ni ginnaaw carte d'échange bi ñu teg xàcc la ak dóor lépp lu ñu teg danañ ci def ay jéego yoo xamante ni dina jëm ci jëmale kanam nekk lu ndaw ñi ndax jàpp nañu dund moom mooy amal njariñ sa morom amal njariñ ñi nga nekkal te jàpp naa ne waa ëttu ndaw ñi seen i tànk mooy jéem a xool nan lañ def ba amal njariñ askan wi gis ngeen yéen ci teg seen bët la demande elle est là ñoo ngi leen di wax suggestion yi ñoo ngi fi. donc bëgg nañ ko tamit partager ak yéen ngeen continuer comme ni ngeen ko doon defee di accompagner jeunes yi ci lu mu gën a larger pour wan jeunes yi que ni leen état nekkalu fi kenn état central elle est là pour tout le monde politique gu état lañ wax. donc nous sommes là aujourd'hui balaa ñuy jox kàddu gi monsieur le ministre Amadou Ba. nous notons la présence de Samba Bathily Diallo dañ koy dugal ba pare ancien maire de Ouakam. ñu jox kàddu gi monsieur le ministre Amadou Ba suñu pare liggéey suñu situation muy dëgg mu des na il faut que gouvernement bi ñun ñëpp ñu gën ci communiquer gën ci wax ak xale yi jubbanti nag maintenant bu nekkee sur le plan opérationnel am na loo xam ni dese naa dox tout n'est pas parfait mais pour que ça soit possible am na nag loo xam ni je sais que jataay bu mel nii ñi fiy daje ñëpp a ngi fi sensibilité yëpp a ngi fi mais nous sommes dans une démocratie ku nekk nag sañ nga wax sa xalaat ku nekk it sañ nga conseiller say doom say jarbaat ak say rak ne leen voilà l'intérêt du Sénégal. gis nga intérêt Sénégal tey jii c'est de donner une majorité confortable au président Macky Sall c'est ça l'intérêt du Sénégal. gis nga xale yi yéen laay waxal adduna toll na foo xam ni réew mi toll na foo xam ni ñu perdre une journée. yéenay ñàkk yéenay perte te it gisuma dégguma programme boo xamante ni opposition bi wax na président nee na leen damay defar plan Sénégal émergent li ngeen war a demander président ñëpp jàppale ci leen ñëpp jàppale ci loolu 2023 bi PAP bi di jeex kooku Karim Fofana moo ko moom. il faut que ñu am de grandes concertations comme ni ñu ko amee woon en 2014 évaluer suñuy politique les président Macky Sall ñun kat lii def nga ko gàcce gàllaama waaye buñ ci yokkee lii defee ko nii dina tax ñun xale Sénégal
ñu mën a tane mbaa ñu raw ñi nga xam ni ñi ñoo tolloo ñoom jamono ñu nekk ci réew yi mel ni suñuy réew loolu mooy kàddu yi ma bëggoon a sànni Samba Bathily maa ngi lay nuyu mon frère ami bu ma xattu woon bu nga xam maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax. Les questions c'est pour Karim Fofana. C'est pas. S'il vous plaît, je vais en parler aux personnes séniques, tout de suite. Je vais en parler aux personnes séniques. Non. C'est pas, je vais en parler aux personnes séniques. maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen sant les questions politiques su ma demee ci sama base dinaa ko régler waaye fii c'est une plateforme pour les jeunes yi ñëpp la ñu woo toutes les sensibilités maa ngi nuyu Serigne Modou Kara Mbacké Noreyni maa ngi koy sant bu baax a baax di ko féliciter di ko encourager c'est une question sur laquelle je parlerai de cette question tout à l'heure au Parcelles Assainies quand je serai à l'intérieur de ma base. Mais puis c'est toutes les sensibilités. Je vous remercie parce que le président Macky Sall, c'est un droit à la République. Ces jeunes travaillent pour la République, même si nous sommes dans un contexte de campagne électorale. Nous devons les encourager. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on réduise la politisation extrême de toutes nos actions. Ça, c'est pas la République du Sénégal et si c'est pas ce que veut le président Macky Sall, je vous remercie. Macky Sall li mu njëkkal defal ndaw ñi ndax kuy wax ndaw da nga naan 0 ba 35 ans bu leen fàtte li président Macky Sall njëkk a andi mooy gratuité des soins pour xale yi de 0 à 5 ans jigéen ñi nga xamante ne dañuy am gan wala am doom ci ñun waa Dakar lu ñuy waxee li ci jiitu mooy ñi nga xam ne am nañ carte yooyu ñiy def césarienne ak yooyu yëpp gratuité li ci topp mooy li jëm ci école yi ak jàngukaay yi wax nañ ko sànq ci wàllu formation ndaxte ndaw ku bëgg mu mënal boppam da ngay fexe mu mën dara mi ngi tàmbalee ci am métier centre de formation lycée professionnel président de la République moo njëkk a wax ne dafa bëgg Sénégal li ëpp ci ay gone di am formation certifiante formation professionnelle mu ëpp li nga xam ne mooy formation généraliste yi nga xam ne day génn ci université yi te mën na am dina joxe xam-xam waaye du joxe métier bi nga xam ne moom la xale yi di xaar sànq monsieur le ministre Amadou Ba junj na ko réew mu mel ni Sénégal boo fi ñëwee
li état du Sénégal di joxe ci bourse boo ko nattee mot na 75 milliards boo ko xoolee nga méngale ko réew mu mel ni Côte d'Ivoire nga xamante ne ñoom ñoo ñu ëpp superficie maanaam dayo réew mi ci wàllu suuf ñoo ñu ëpp population dayo réew mi ci wàllu maanaam doomu aadama ya fa nekk ci nawet boo ko doon seet ñun ñetti weer lañ am ci fukki weer ak ñaar Côte d'Ivoire lu mu tuut tuut dina taw juróom-benn weer ci fukki weer ak ñaar li fa am ca meññeenteef ñun bu ñu yemee ci gerte ci ceeb ci mboq ak yu demee noonu ñoom yooyu yëpp am nañ ko am café am EVA am yeneen ak yeneen ak yeneen ak cacao ñaari dëkk yooyu nag li tax ma koy méngale mooy Côte d'Ivoire buy joxe bourse ay bourse am du weesu 15 milliards 35 000 étudiants lañ ciy jox bourse ñun li ñuy jox ci bourse ëpp na 150 000 étudiants wala lu ko topp su ma juumul monsieur le ministre Seydou Gueye ci wàllu bourse ba léegi boo demee ci résidence universitaire yi wala restaurant universitaire yi Sénégal booy nekkee étudiant di ndékki fukki dërëm ngay fay ndékki añ 100 francs ngay fay añ reer 100 francs ngay fay boo demee Côte d'Ivoire añ rek la ñuy joxe ci université yi defe naa sëñ bi ñun ñëpp sax war nañ dem université ndax yooyu yëpp teggeekuñu waaye loolu yëpp pour wax leen yërmande président Macky Sall ci ndaw yi Sénégal waaye ndaw yi Sénégal yemul ci jàngal leen rek yemul ci jox leen wér-gu-yaram rek leneen li mooy waajal leen ndaxte kuy ut liggéey wala ngay yëngu boo nekkee ci réew mu am infrastructure am autoroute am ay train am tamit aéroport yoo xam ne boo foo bëgg a dem mën nga fa dem day gën a yombal am liggéey waaye leneen li nit ñi dul bàyyi xel mooy fekk réew moo xamante ne li nga xam ne mooy source su revenu yi dafa augmenté maanaam fekk gerte gi ñu daan béy 400 000 tonnes nga yóbbu ko 1 million 200 000 1 million 300 000 tonnes fekk ceeb bi ñu daan béy 400 000 tonnes yóbbu ko 1 million 200 1 million 300 000 tonnes nga def noonu ci mboq def noonu ci lépp li ma leen bëgg a woon foofu mooy Sénégal dañoo baaxoo ci rajo beeg télé bi di joytu di ñu gëmloo ne ñun suñu réew day tàkk suñu réew dara doxul suñu réew dara newu fi suñu réew yeneen réew yi leen tane wax naa leen réew yi nga xam ne ci koom-koom nee na ñooñu tane te ñun li ñuy def ci suñuy ndaw li ñuy def ci suñuy étudiant moo tane foofu donc li ngeen war a xam mooy ñu bañ a dox seen maay wax naa leen ko keroog Sénégal réewu xéwal la dëkk la boo xam ne mi ngi dox di avancé nit ñi nag bu ñu buggee ndaxte politique moom sëlëm sa wujj la rek jigéen ñi xam nañ li may wax mooy xool kuy liggéey xool réew mu am jàmm nga ne amul jàmm àllarba bu ne nga ne damay woote marche nañu dem toj nañu dem yàq nañu dem def naka sudul noonu te réew mi buñ ko bëggee defar li ñu war mooy li Pape Mahawa wax sànq mooy ñàkk jëriñu ku ci ne fexe góorgóorlu am ci métier yi nga xam ne état du Sénégal mi ngi koy fayal ay doomam dégg ngeen ko léegi centre de formation yaa ngi fi jàngukaay yaa ngi fi financement yaa ngi fi li war mooy tàggat ndaw ñi orienté leen ba ku ci ne li nga bëgg ak fi nga bëgg a dem nga jël tegu ci yoon bi bu ko defee yàlla dimbal la nga egg foofu waaye nag opposition boo xam ne ñoom benn yoon rek lañ jël nañu yàq nañu rey ni ma ko waxee fii keroog di leen woo ci njëriñ boo xamante ne dafa ànd ak lor ndaxte njëriñ boo xamante ne ci li muy tàmbalee mooy bu ñu respecté benn institution nañu saaga suñu conseil constitutionnel nañu saaga suñu président nañu saaga suñu assemblée nañu saaga gendarmerie nañu saaga policiers yi nañu saaga sax ONG yi nañu saaga journalistes yi loolu ñu bëgg lu baax ci réew mi ndaxte réew mi 1960 ba léegi sénégalais yaa ngi opposé wu di jongante ci politique di waxante li ñu xalaat ku ne far fa nga far waaye du tee ñu def ko ci jàmm voté ci élection sénégalais yi fal ki ñu fal ci ëllëg sa ñu dem liggéeyi ñun loolu la ñu xam loolu mooy suñu tradition démocratique donc looloo taxoon ëttu ndaw ñi am solo buñ fi dikkee di leen wax li état bi def ci wàllu liggéey li état bi def ci jeunes yi war nañ leen fàttali tamit li nga xam ne moom mooy suñu ay tradition démocratique ñu ne ci biir champ politique bi di wër di waxtaan ak ndaw ñi bañ ku ñu nax li am solo mooy évolution bi Sénégal di am ndaw yi di mën a jàng ndaw yi di mën a liggéey ndaw yi di mën a toppatoo seen waajur waaye du ndaw yoo xamante ne dañ leen di woo naan nañ leen dem ñu toj nañ leen dem ñu yàq nañ leen dem ñu marche donc bu dimanche jotee ni ko Pape Mahawa waxee na ngeen tànn bulletin bu marron bi ndaxte Pape Mahawa bulletin bi boo ko waxee da nga am bopp fas waaye am na tamit ree ju neex ju ci ne muy réewu Adja Aminata Touré Mimi ndaxte seetlu ngeen campagne bi dafa am ñoo xam dañuy wër di saaga di menacer di teg fitna
ñun nag dañuy avancer di teg suñu musique bu neex di waxtaan ak nit ñi muy dugg ci xolu nit ñi te bu élection yi jotee bu bés ba jotee defe naa ne bàcc yi dina gën a méttiwaat donc li war mooy ngeen am ràññee ndawu Sénégal dañu war a am ràññee waruñoo topp ñi nga xam ne dañuy xëy naan leen nañ dem marche bu ñu xëyee jël seen doom yi dugal leen ci ay oto di leen yóbbu école am na wéykat bu doon wax naan boo doonee nu mu tuddati boo yaroo te yeewoo alalu borom barkeel la dañ lay jëriñoo te doo jëriñ sa bopp ndawu Sénégal nag waruñu doon ñu ñuy jëriñoo da ngeen am ràññee organiser wu xool liste bi nga xam ne moo baax muy Benno Bokk Yaakaar autoroute yi gën a bëri train yi gën a bëri liggéey gën a bëri bay bi gën a baax avion yi gën a baax Sénégal jëm kanam wasalaam jërëjëf. sur le projet de modernité ma yaakaar ne tey bu ma fi ñëwee damay dégg lan mooy jàmbatu ndaw ñi ci projet de modernité bi nga xam ne moom le président Macky Sall bi doxal ci réew mi li tax loolu am importance dafa bokk ci li may wooyee les invariants chez le président Macky Sall parce que ni muy gouverner réew mi dafa bëgg balaa muy jóg xàll yoon dem mu déglu ñi mu ko jagleen lan lañ ci xalaat ak nanu ko gisee muy concertation ngeen woote ëtt mooy concertation bu fekkente ne dañ ñëw ci ëtt bi ku nekk di wane boppam dafa mel ni la tax ñu daje ak lay sababu lañu bëgg kii rek la yam nekkul ci xol yi li tax ñu bokk li tax ñu ànd dama gëm ni yéen jeunes yi dafa am benn conscience bu claire boo leen am conscience boobu mooy lan réewu Sénégal fi mu toll tey dafa am passage bu mu war a franchir passage bi ñett ñoo ko ëmb wala ñeent benn bi vision la ci vision ma jox leen ñaari exemple yu banal yan xam vision wu ki jël ay xeer di ko teg pour tabax ak vision wu ki dajale ay xeer di sànni président Macky Sall vision mooy jël ay xeer di ko tabax pour réew mi jëm kanam am ñeneen ñoo xam ni seen vision ute na ak loolu ma jàpp ni yéen option bi ngeen def mooy ki leen wax ni lii laa bëgg te ngeen war ko déglu parce que depuis yoonu yokkute ñetti priorité le président Macky Sall teg les jeunes les femmes et le monde rural te nit ki boo koy seet waxu démbam nekk ak bokku tey war nga ko mën a jàpp priorité boobu mu jox jeunes yi moo indi programme spécifique xëyu ndaw ñi donc la mu wax démb di ko wax tey bàyyi laat nee na nit ki bu waxu démbam bokkee bu tey jàppal nitam la ci ni muy gouverner indi na fi ay waxtaan yu yaatu ci ay conseil des ministres délocalisé boo demee ci réew mi wala ci benn région mu déglu ñëpp ba ñëpp wax li ñu bëgg mu jël programme boobu def comme programme prioritaire ne na gouvernement bi génne moyens yi pour ñu doxal loolu mu changé ni ñuy di yoree réew mi yëpp nekk ay communes mu jël fii benn conseil présidentiel bu dure plus de 8 heures de temps en direct toog sans interface sans intermédiaire ak jeunesse donc leadership boobu jéggi na Sénégal dernier exemple bi xeex bi amee diggante Russie ak Ukraine ba tey amul dara lu ñaari réew yooyu xaatim lu dul accord pour libérer céréales yi ak intrants yi te kooku le 3 juin la ko président Macky Sall dox dem Sotchi président Poutine recevoir ko décision boobu génn bërki démb dañ ko xaatim ci présidence bi léegi dëkk dafa am foo xam ne bu fa tolloo
nga am président de la république buy jëf lu baax ci ndaw ñi ubbi ay perspectives natt lu ëpp 500 milliards def ko ci formation ak autonomisation mu aw ci ay programme mu am ci ay programme ay DER ay PSJ ay 3FPT ñuy former ay centaines de jeunes parce que ci xalaatam ak ni mu mel président Macky Sall n'est pas un homme de problème c'est un leader qui apporte des solutions parce que ingénieur li nekk ci boppam mooy toujours génne solution ci biir problème maintenant mu génne vision bu leer fa dëgg yàlla ñun ñeme nañu ñu indil ñu projet ñu werante ak ñoom mais mënuñu ko donc yaa ngi panne du projet panne du leadership kenn xamul kan mooy jiite panne de la méthode parce que duñu waxtaan dañuy xëccoo duñu waxtaan ak askan wi dañuy wax lu dul dëgg duñu wax lu dul dëgg parce que dañuy manipuler donc ñooñu sóoraale wu ñu ñu fiy bàyyi lu ndaw ñi mën teg seen loxo pour ëllëg li ma bëgg jeunesse bi xam ko li président Macky Sall di def jeunesse bi ñoo ko moom am na phrase bu importante boo xam ne dafay signer ay réalisation mooy ceci est mon legs pour les générations futures donc jàpp leen ni politique publique yëpp liñ ci sóoraale mooy bàyyil ko fi ñu ñëwagul liñ ci mën a génne ñi fi teew jëriñoo ko te ñu xam ni ñun dafa am loo xam ne dañu ko xam jeunesse benn étape la rek ci biiwu nit ñun nekk nañ ko weesu nañ ko léegi ngeen weesu ko problème yi ngeen di am mu commencé na ci ñenn ñi yor soxna fay loyer wut liggéey yóbbu doom hôpital faj ko xottil ko yére julli jëndal ko dàll te dafa gën a metti parce que léegi booy li ngay laaj pour ñu jënd ko dafa cher donc ñu war a jàpp ni gis nga yor réew dafa am foo xam ne bu fa tolloo lu ñu bëgg changement il faut parfois avoir le courage de dire non on va continuer opposition bi fu mu toll bu ñëwee au pouvoir amagul njëriñ xalaatagul xamul yoon bi gisu ko amagul yéene bi soo amee koo xam ne teg na yoon dina ko jox ci ay firnde ba koy gis da nga koy bàyyi mu yeggal opposition bu waxtoom jotee dina ñëw pour waxtoom jot ñaar la nañ soppi li ñu mel nañu bàyyi sos te ñu yéene Sénégalais yi loo xam ne mën nañ ci teg loxo tant que loolu amul kenn war leen jox réew